asalaamaaleykum askanu Sénégal ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi vraiment le mouvement sportif ñu gën ci ràññee la famille du basket di nuyu tamit suñu club développe Derklé basket loisir club ak toute la commune de Dieuppeul Derklé. suñu jotaay bi lu ko waral mooy ginnaaw suñu jogante bi ñu amoon ñu nekk waa DUC ci demi-finale championnat du Sénégal 2022 dafa am ay dogal yoo xam ne dëgg la ñu ko war a jël ñoo ko jël moom mooy bureau fédéral ginnaaw boobu mu amee ay xeex ak ay xuloo ci biir match bi ñu jàpp ne ndogal yi ñu fa jël ñun jàpp nañ si lu ëpp si fi ñu ko teguwul ci loo xam ne loolu moo xewoon ci biir stade ba tey jii ñu ngi taxaw di ñaawlu bu baax a baax di ko ñaawlu ci daan yi ñu teg développé suñu jàpp ne teguwul ci yoon lu ñu mën a wax fii tey mooy tuumaal nañu développé ci loo xam ne tey jii depuis 1997 bu ñu créé suñu club ba tey jii kenn mësuñu dégg ci violence suñu club nekk na club boo xam ne dañu yore ay xale di leen yar lu jëm ci loo xam ne ci yàq la ñun mësul dugg ci suñu loo xam ne tey jii lañ koy jël di ko véhiculer ci biir mouvement sportif te tey jii ñëpp xam nañ ne ñiy suivre basket xam lu xew ci milieu basket xam nañ bu baax ni violence buñ koy seet ci club yi am na foo xam ne foofu la ñuy joxe te tey jii tamit bés bu nekk ñii di suivre basket di nga gis ñoo xam ne dinañ génn ci presse wala ci réseaux sociaux yi di ŋàññ yoreñ bi ñu yoree basket bi fii ci Sénégal moo tax bu ñu basé woo ci yooyu ñun mën nañu wax ne ñun développé ak DUC bu ñuy àtte ci violence lañu war a àtte ci yoon mais ñu jàpp nañ ni àtte bi àtte par rapport la àtte kumba ak ndey am ndey ak kumba amul ndey mais nag bureau fédéral bi jël décision boo xam ne mënoon na ko jaarale ci procédure yoo xam ne moom lañu fa teg maanaam conseil de discipline mënoon na statuer ci mbir mi bu fa jógee ñu dem ci jury d'appel balaa muy egg ci bureau fédéral mais bureau fédéral moom moo jóg autosaisir ci dossier bi def ñu nitu gaawantu boo xam ne tey ji ñun ñëpp suñu xel dafa tey jàpp nañ ne bu fans club DUC doon jël décision du jël décision bu gën a doy waar décision bi parce que décision boo xam ne dafa tegu ci parparloo alors bureau fédéral ci lu mu fi mu sukkandiku pour jël ay daan teg ko développé daan yoo xam ne dafa jóge ci match boo xam ne xale yi supporters yi ñoom ñooy doon jotee ci tribune bi supporteru DUC ak supporteru développé loolu moom moo fa amoon mais lu ko andi mooy ñun suñu xale yi jàngaluñu leen violence wax nañ leen tamit ne le prétexte de provocation ne justifie pas la violence mais ça peut l'expliquer xale développé xamuñu violence ku wax naa ko sànq ñuy dem di seetaan basket bu ñu leen waxee kan mooy créer violence ci biir stade bi ñëpp xam nañu du développé bu ñu joxu ñun DUC ñun kenn du ñu joxe loolu historiquement loolu dafa leer cette violence nekk na mbir moo xam ne waa bureau fédéral war nañu xam ne violence buñ koy traité dañ ko war a traité avec responsabilité dañ koy traité avec impartialité parce que dafa nekk benn cancer boo xam ne ñun ñëpp ñoo war a ànd xeexandoo mais waruñu ko jël di ko xeexee
loolu moom ñu ngi koy ñaawlu ba fu mu gën a maanaam fu mu gën a xóotee violence dañu war a ànd ñun ñëpp xeex ko waaye duñ ko jël du ko xeexee te ñun nag d'abord jàpp nañ ne dañu jël violence duñu ko xeexee tey ci cadre kumba am ndey kumba amul ndey ndaxte boo xoolee ñoom lettre bi ñu bind nee nañu suñu secrétaire général moom moo doon xeex ak xale yi ak xale jug yi nee nañu suñu secrétaire général moom moo dugal ndox ci biir stade bi c'est kenn mënul prouver loolu parce que amul loolu amul secrétaire général lu jug lu mu def mooy dafa gis xaleem yi xale développe yi di jogante ak xale waa jug mu dem di leen atte parce que loolu mooy waru garam parce que ci ay xale la àndal mënu leen seetaan ñuy xare mu dem di leen atte loolu la fa doon def nee nañu dafa jël ndox dugal ko ci biir stade bi amul kenn ku mun a prouver tey kenn ku mun a prouver ni la moom loolu mu def na ko ana preuve parce que preuve amul nee nañu développe xale développe yi ñoom ñooy jóge ci seen tribune dem fekki waa dëkk ci seen tribune mais loolu wax naa ko sànq provocation ne justifie pas la violence mais ça peut l'expliquer man fi ma toogoon di seetaan ci côté développe waa dëkk man mii di wax ak yéen fekk nañ ma fu ma toog ni ma mujj jóg changer place c'est loolu fa la commencé foofu la mbir mi commencé loolu yëpp ñoom tudduñu ko ci seen rapport lu ñu tudd moom mooy xale développé yi ñoom ñoo leen fekk mais parce que xale développé la ñuy riposter encore une fois dañuy waxaat suñu xale yi que la provocation ne justifie pas la violence même bu ñu la provoquer aussi war nga mën a gérer situation boobu noonu la parce que fu match bi tolloon bien que DUC ñoom ñoo nekkoon suñu kanam mais ñoo nekkoon en position de force pour gagner le match ñoom it nee nañu que dafa ki sànni ndox ñoom tuumaal nañu DUC ne waa DUC ñoom ñoo sànni ndox ci biir stade bi mais pour protéger leen nee nañu ndoxu développe la ñu jël pour sànni ko ci biir stade bi mais kan moo fekkee fu waa DUC ñëw di jël ndoxu développe di ko sànni ñoom kay bu ñu nee waa DUC ñoom ñoo sànni ndox waruñu si jéem a ut lenn luñ leen ciy layal ba naan ndox mi ñu fa sànni fu waa développe lañ ko jëlee parce que loolu dafa sax amul ñoom ñoo fa andi ndox ñoom ñoo ko sànni ci biir stade bi c'est loolu moo waral arbitre bi arrêté match bi loolu moo andi arrêt du match waa DUC ñoom ñoo tax match bi ñu arrêté ko loolu yëpp bureau fédéral mu jaaxal ni pourquoi ñoom loolu yëpp ñu gis ko fekkee ko commissaire du match il a fait un rapport le commissaire du match amul benn yoon boo xam ne commissaire du match bi joxoñ na baaraam développe amul ñu joxoñ baaraam développe man jàpp naa ne ñooñu xaw ma ñoom lañ fa nekkul woon wala ñu ut leneen mais bureau fédéral fu mu sukkandiku ba ñuy amende 500 000 francs club boo xam ne yàlla xam na ne ñu ngi góorgóorlu club boo xam ne ñu ngi en fin de saison club boo xam ne dafa am masse salariale bu ñu war a fay suñu ñu nekk suñu club ñu ñuy teg daan bu day noonu DUC ñu ne leen yéen da ngeen di fay 200 000 francs loolu ci ban critère lañ ko teg ci ban critère lañ ko teg jël nañ décision yoo xam ne tey jii ñun mënatuñu si dellu ginnaaw parce que bureau fédéral moo ko jël mënatuñu am appel il faut ñun ñu fay xaalis boobu nee nañu match bi dañ ko war a rejouer mais dañ koy continuer fi ñuy yemoon ci match bi moom la ñuy continuer desoon na 6 minutes et quelques donc 6 minutes et quelques yi moom la ñu war a continuer c'est DUC moom moo mené woon de 5 points ñun ñi jàpp nañ ne bu développe mené woon de 5 points match bi dañ koy rejouer entièrement
parce que du ñun rek yàgg nañu à chaque fois boo ubbee rajo wala nga taal sa télévision wala nga dugg ci réseaux sociaux yi di nga gis ñoo xam ne ils sont de la famille du basket di génn di ŋàññ yorin bi ñu yor basket bi yorin boo xam ne yoruñu teg nañ ko teg ci kumba ndey am ndey ak kumba amul ndey. dañu bëgg a xamal nag Sénégal xamal bureau fédéral que développe du équipe bu tuuti ñu ngi judd en 1997 fu ñu war jaar yépp la ñuy jaar ba egg si fii bugguñu nag nekk situation boo xam ne la ñuy jël du ñu këll-këllee du ñu nappa-nappee comme ay parce que loolu ñu bëri ñu ngi jàmbat loolu ci biir basket bi ne basket bi presque boo xoolee chasse gardée la pour un ou deux clubs ku ci am ak ñoom jafe-jafe ñu dal la ci ay këyit dal la ak tapis vert loolu nag ñun ànduñu ci loolu décision bi ñu jël ñun d'accorduñu ci parce que jàpp nañ ne teguwul ci yoon attewuñu atte tëdd jaaxaandaay parce que su fekkoon ne atte tëdd jaaxaandaay mi ngi ci dina ñu may au moins ñun ñu mën a tontu defuñu loolu teg ñu amaan boo xam ne 500 000 francs ci jamono yi ñu toll nii c'est war nañu football war nañu basket suba incha allah te ñu ne la boo leen joxewul 500 000 seen match bi doo leen ko joué ñun jàpp nañ ne loolu yëpp dafa mel ni genre cabale bu ñu bëgg a monter contre développement te loolu nag duñ ko nangu loolu moom il faut que bureau fédéral il faut que moo xam ne loolu ñun duñ ko nangu du ñu nekk club boo xam ne ku waay jóg bëgguñu këll-këllee naan club bu ndaw la club bu ndaw la du ñu club bu ndaw club la boo xam ne fu ñuy jaar la ñu war a jaar ba ça fait 6 à 7 ans ñu ngi première division alors la ñu war a jox respect boo xam ne moom la ñu jox yeneen club yi parce que nous le méritons xale yi ñoo nekk développe ku ñëw développe di nga xam ne club bu ay xale ko yore xale yoo xam ne jom fulla fayda waxuñu lenn ci violence lu fa xewoon bés boobu ñu ngi koy ñaawlu violence mënuñu ko nangu partout d'où qu'elle vienne mënuñu ko accepter parce que bokkul suñuy principe alors responsabilité violence bi amoon jour bële ñu bëgg ko yëpp sauf ko développe or ñun xam nañu le principal responsable c'est la commission d'organisation parce que ñëpp gisoon nañu ne service d'ordre bi doyul c'est ñëpp gisoon nañu aussi parloo bu am bu match développe amee commission d'organisation bi lu ñuy doxalee ci biir stade toujours suñu xale yi lañ leen di stigmatiser boo ku ñëw di fekkee dina gis ne la ñuy jël l'essentiel des policiers yi fa nekk ñu néew la ñuy doon mais dinañ leen jël orienté leen fu xale développé di toog comme si on veut les intimider yooyu lañ dafa war a arrêté parce que ñun xale yu ñu yor dëgg la ay xale ndakaaru lañu waaye ay xale yu jub lañu violence andul leen ci stade donc il faut que nit ñi ressaisir dëgg la on est en compétition ku nekk am nga foo jógee ci club bi ku nekk am nga foo far ñun développe la ñu far mais ñii ñëw jël responsabilité jël ay postes au niveau fédéral dañu war a nekk des gens yoo xam ne ils sont dans l'équité dans l'égalité et dans la transparence surtout que décision yu ñu jël ñu koy teg ci yoon parce que loolu moo leen fa andi mais actuellement fi mu nekk nii ñoom cité nañu nommément un supporter du Duc ne moom moo sànni ndox mi ci biir stade mais comment se fait-il que Duc kenn tegu leen dara pourquoi kenn tegu leen dara c'est ñoom ñu cité nommément seen supporter ne moom sànni na ndox ci biir kii bi que ñoom sax war nañ ko entendre après loolu rek c'était suffisant et ñun jàpp nañ ne Duc ci boppam devait être sur terre parce que cas yu mel nii yàgg nañ leen ci tudd c'est développé ñu ngi koy doog a tudd ci cas yu mel nii et pourtant on n'a fait que riposter par rapport à la provocation
Duc instant bi dafa war a nekk club boo xam ne dafa war a nekk sur terre par rapport à la violence yàgg nañ ko def ci biir stade saa yooyu leen mënee ñu xam ne seen match ils sont en train de perdre leur match toujours on se rend compte que day jeexee en queue de poisson après ñu dem tapis vert et cetera et cetera loolu moo fi war a jeex loolu dafa war a jeex fii ci këyit bi ñu bureau fédéral yónnee ba teg ju daan yooyu dañ ci cité suñu secrétaire général ne moom moo def nangam ak nangam ak nangam c'est loolu ñu fa tudd yëpp amul si benn preuve c'est loolu dugg leen ñu ngi commencé lu xew ci stade bi surtout bu développé di jouer lu ñu jóg rek la façon la plus légère di ko teg dirigeant développé di leen bind si ay jël seen tur di ko bind si ay documents yoo xam ne doo xam fan lay mujj loolu nag la ñu bëgg mu arrêté ndaxte nit ki boo koy tuumaal ngay fekk yow nga am ay preuve xam ne lii mu koy tuumaal fii laa ko teg mais dañuy wax nit ñi loo xam ne defu ci dara suñu secrétaire général mënul toog di gis ay rakkamik ay jarbaatam di jogante mu toog di leen seetal kenn gisu ko mu jël ay ndox du ko fa dugal ci biir stade bi léegi nag moom ci boppam suñu secrétaire général dina def citation directe ak ñu ko cité ci biir cas boobu ñooñu mu indil ko ay preuve waaw parce que lii trop c'est trop toll nañ foo xam ne tey jii ci basket bi mënatul nekk benn vase clos boo xam ne c'est réservé à une élite il faut ñu ubbi ko ñun la ñu ñëw pour apporter un plus pour le basket. On doit nous encourager. Il y a des jeunes qui se sont mobilisés ay xale yu tuuti bëgguñu lu dul basket bëgguñu lu dul seen koñ ak seen gox ak seen commune tekki ñu xàmmee leen ci lu baax ñooñu lañ leen war a encourager au lieu ñu leen di mettre les bâtons dans les roues loolu la laal moo ñu fi andi woon tey pour ñu leeral ko jëmale ko ci askanu Sénégal jëmale ko ci famille du basket du nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp tamit di wax ne suba dëgg la match bi huis clos la moom la ñu wax waaye ñu ngi woo ñëpp ñu mobiliser wu toog seen kër branché wu déglu ñaanal xale yi jël ndam bi ñibbisi ci jàmm incha allah.